Universel Vision. Universel Vision. asalaamaaleykum mbokk internet yi di am mbégte ak contentement saa su ne di àndaat ak yéen si seen chaîne YouTube bii di Universel Vision nekk la chaîne qui assure et qui vous rassure comme ni ñu koy waxee saa su ne nee nañ leen seen Universel Vision seen moomeel la continuer leen donc di gën a abonné bu ko defee ngeen mën a gën a yokk seen i ngeen gën a mën a yokk seen visibilité par rapport ak chaîne bii nii tey nag ñu ngi si seen émission Vive les artisans tey si ñu dalal si tey un grand monsieur ñu koy wax monsieur Bassirou Tandian moom mi nga xamante ne moo jiite la coalition des artisans et l'espoir du changement mais ba laataa ñu koy dalal ñu feggoog sunu xarit sunu àndandoo di Zeymu Serigne Saliou toujours ravissant toujours égal à elle-même comme ni ma koy faral di tooñ ñu bàyyi ko nuyoo ak mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am mbégte saa su ne di teewaat ak yéen ci seen plateau bi di Universel Vision di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre saa su ne ci seen YouTube bi di Universel Vision di leen remercier nag ci 1000 abonnements yi nga xamante ne c'est apporter ngeen ñu ko ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax à travers Universel Vision ñëpp tey maa ngi yor kàddu ñëpp daal di ko jàllale tey Moussa maa ngi leen nuyu bu baax di la jaajëfal di am mbégte di feggoog yow plateau bi di nuyu suñu invité bi monsieur Tandian di ko dalal ak jàmm ci plateau bi Moussa. merci beaucoup kon ñoo ko déggandoo Zeymu Al Amin mu représenté wu noonu Zeymu Serigne Saliou autant pour moi parce que xam nga rek à chaque fois lu ma koy waxee c'est que may dafa nekk sama wëllëre boo xamante ne gis naa loolu à chaque fois rek comme que kër gi dafa am ay farandoo waaw kay yaa ma gën a xam kër gi am farandoo waaw kay kon nag monsieur Bassirou Tandian ñu ngi am mbégte ak contentement tey jii di la dalal si suñu seen YouTube bi di Universel Vision di la bàyyi nga nuyoo mbokk internet yi lay seetaan. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu te di leen fay nuyoo di nuyu mbokk internet yi ñu seetaan yëpp di ñaan yàlla ñu commencé suñu émission bi ci jàmm eggale ko ci jàmm ataam ci lu kawe suñu jox. comme ni ma leen ko waxee tout au début tey ñuy dara tey un grand monsieur koo xamante ne tey kenn dootu ko naatable ci wàllum artisanat tey nag ñu fas yéene waxtaanee tey lu am solo tey parce que ku ne artisanat wax ni actuellement nii ñëpp xam nañ ci wàllum élection lañ jëm. te mu nekk élection yoo xamante ne maanaam ci dimanche bii la incha allah buñ fi yàlla bàyyi di ñaan artisans yi ñëpp lañ mobiliser wu ngir mën a dem fal ki nga xamante ne maanaam moom lañ bëgg mu jiite leen te je l'espère bien incha allah ñu jëm ci élection yi comme ni ma ko waxee élection yi bëri coow lool ñu war a waxtaanee nag tey nag ñeenti point yu am solo ak tey suñu papa Bassirou Tandian bëgg nañ nag ay ñu am ci ay leeral yu leer. yu nga xamante ne population bi tey dinañ si mën a jëriñu bi si njëkk mooy kan mooy monsieur Bassirou Tandian ak yan coalition nga jot a bokk ak yan nga jiite. waaw monsieur Bassirou Tandian nag moom benn ndongo la rek wax ne bii dafa yàlla daf ko natoo mu génn ci secteur artisanat. ba pare bokk ci filière bu ñuy waxee ne bii mooy menuisier ébéniste man loolu laay exercer. yàlla dogal nag ma ciy dox lu yàgg léegi tey ma doon bokk ci mag yi ndax comme li ma def ci at ma def naa ci ay preuve wax dëgg yàlla ci wàllu bant ba tax bu ñuy laaj kan mooy monsieur Bassirou Tandian bu fekkoon ne tey menuisier jëmm la bu fekkoon ne liñ ci liggéey jëmm jooju tey bu taxawoon moom la ñu waroon a laaj kan mooy monsieur Bassirou Tandian moo ci mën a tontu bu leer ba tax na li ma ci wax daal mooy que monsieur Bassirou Tandian lépp li nga xamee ne toog na fi tey bañ di ko génne ci écran yi di ko laaj mooy li ma ci am lu ne gannaaw bu yàlla wee métier bant moom moo ko may waaw kooku daal mooy monsieur Bassirou Tandian jiite naa nag ay organisation bu ñuy wax organisation des ouvriers bâtiment gëm sa bopp bu Kër Massar maa ko jiite Omar Mbaye mu ngi ci nekkoon comme sama trésorier ku ñuy wax Abdou Diaw Ablaye Diaw moo nekkoon secrétaire général. D'accord waaw alors Zeymu Serigne Saliou lan nga mën a apporter par rapport ak li mu wax noonu. waaw ba tey dañuy ñëwaat ci coalition yooyu mu wax parce que li woon nañ si ay quelques coalitions yoo xam ne moom moo ko jiite yeneen si des xam naa membre simple la ci doon ndax vote chambre des métiers yi ñu jëm ci coalition yooyu nga tënku pour ñu gunge la nga jëm ci vote bi wala dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo la dooleel. waaw coalition yooyu day bi ma wutee sama doole ba am ci li ma ci yàlla wërsëgal coalition yi nga xamee ne ñoom laa ci àndal nii mooy coalition des OPA de région de Dakar ak coalition le changement ak boobu ñu ngi Yoff
ak coalition réseau de artisans bu Tëngéej waaw ñooñu la ci ànd. ñooñu nga àndal pour fas yéene jëm ci élection yi. waaw fas yéene jëm ci lan moo tax nga choisir coalition yi. waaw coalition yi day daanaka choisirante la rek ndax comme yàlla daa dogal ñun ñëpp ñu doon dem te élection yi ni mu bindoo dafa am benn monopole buñ ko mënee tuddee noonu. d'accord maanaam benn moomeel ñi ko yoroon. dafa am benn moomeel benn façon boo xam ne bi moom lañ ko organiser nga xam ne dafa mel ne ñoom ñoo ko moom. jàpp naa nag engouement bi ci am ren bett na leen. parce que jàpp wuñu woon ne nii lay demee ndax daawul demee nii. ñoom dañ daan toog ba mat 1 mois rek wala 15 jours ñun ñu di koy déggante ba ñu ne tey la élection yi ñu ne élection yi jàll na fal nañ monsieur Diw monsieur ki ko yoroon. maanaam fu ma déggee élection yi daal daawul leer seen bopp. non daaw da ngeen di xëy rek dégg ñu ne fal nañ kenn. waaw non daanañ ko yëg mais daawuñu yitteel. daawuñu yitteel vraiment daawuñu yitteel su bu ñu waxee ko noonu. mais dem nañ ba nga xamee ne bi ñu jàngatee def suñuy ndaje. di dem leen dégg la xam nañ ne li nga xamee ne moom moo feebar nekk ci secteur artisanat mooy maanaam saxaar la boo xam ne ki waxu yaa ngi te gannaaw mais bopp bi moo baaxul. te bopp bi mooy village artisanat normalement moo war a baax mën a tënku ci texte yi nga xam ne moo war a mën a baaxal artisanat. artisanat mën a jëm ci kaw mais heureusement que ñi ko yor daal depuis 26 ans gisuñu benn changement nag wax dëgg yàlla lu ñu muñu il faut nag ñu jéem a jóg nag fudd nag jéem a gis suñu bopp ci sàmm loolu mënu ci aspiration boobu lañ jàpp. alors maanaam su ma la déggee rien qu'en entendant parlant maanaam coalition des artisans de l'espoir et du changement. mais espoir foo ko dégg ak changement day mel ni comme si que au préavant li amoon maanaam doxul comprendre nga léegi slogan boobu noonu maanaam daf leen ñëw frapper directement wala da ngeen see toog xalaat exactement ne carrément chambre de métier doxul donc dañoo war a mën a indi loo xamante ne espoir bi nga xamante ne artisan yu bees yi nga xam ne jot nañu juddu dinañ ko am ba pare indi benn changement boo xamante ne bu mag si biir chambre de métier wala. waaw noonu nga ko waxee sax noonu la demee maanaam ñàkk a dox gi. daanaka joxu jël ñu koy répété waat mooy li ma waxoon ne saxaar gi bu bopp bi taxawee rek foog lay taxaw. mooy ñàkk a dox googu moo ci am. ba tax ñu am suñu volonté pour jóg. def ci ay jéego. bon volonté gi pour jóg it def ci jéego suñu volonté bopp am na ci mais amoon na ñoo xam ne ñoo porté woon combat bi ci ginnaaw. maanaam tant que un homme bon leader. ñu leader sax ci yàlla rek la ne mais nit ñi da ngay dem ci benn comme ni ma la ko waxee da ngay nekk ci benn secteur ba nekk ci leader. noonu rek lañ ko mën a tuddee. effectivement leadership. waaw bon ñooñu nag day am ñoo xam ne ñooy topp sa gannaaw dañ lay bëgg. ñu ci moment bi nga ne war nga mën a am capacité laaj lii da ngay am ñooñu dama amoon ñooñu sama ginnaaw ñu may pousse. mais ma jot na nga tenter sa sens. fi nga toll ci secteur bi. vraiment war nga cee mën a am dara nga dem laaj teetu chambre de métier. tey yàlla mu ko yaakaar nañ ci yow expérience bi ndax xam-xam bi ci métier mi macha allah. mais expérience bi nga xamee ne moom nga am à l'international itam boo ko utilisé war nañoo mën a indi dara ci chambre bi. ma jàngat ko nag ay yoon ba yàgg rek ñu mel ne dañoo wañ sama loxo ma ñëw ànd ak ñoom wax dëgg yàlla mais yàlla xam ne ne man sama activité. demoon toll na temps yoo xam ni du mooy chambre de métier mais ni mu méttee. ak ñi ma gis nga xam ne li ñu waroon def nañ ko lépp. ñu di artisan comme man di menuisier comme man def nañ li ñu war a def lépp ba daanaka seen xam-xam jeex na te li ñu war a am amaguñ ci dara. te li ñu war a am nga gis ay nit yoo xam ne yi ñoom ñoo koy dunde ñun ñu continuer di ko dunde daal dañoo toll ci fuddu quoi mais dañoo egg nag ci ñoom maanaam di riital quoi xam nga li ñu naan riital quoi day métti quoi. effectivement bon il faut nag loo muñ nga doog a jóg. fuddu daal dañu toll ci fuddu quoi. maanaam bañ. donc kon ci ñàkk dox boobu noonu moo waraloon donc nga def comme maanaam benn voyage bu nga parce que sa biir wax dégg naa la nga ne carrément def nga effectuer ay voyage donc ñu bëggoon xam voyage yooyu fan la woon c'est à travers l'Europe wala. waaw jamono bi may voyage sax boobu. wax dëgg yàlla lee mu yàgg ndax man sama carte chambre de métier maa ngi ko amoon 1985. 85 waaw. mais maa ngi. jëkk ubbi atelier 83 85 matal naa papier. d'accord bu ouvrier am naa ko. ok 86 laa tukki dama ko am ci déwén si rek ma tukki. ba 2008 laa bàyyi. kon bi may tukki yóbbaale mu woon bon bëggu bu war a mën a faj dara ci chambre de métier. wala ma bëgg ci dara. bi may tukki boobu man damaa bëggoon a maanaam dem pour ma mën a am benn investissement boo xam ne bi. d'accord
dinaa ci mën a yor sama entreprise ëllëg loolu moo nekkoon sama bitu tukki mais ginnaaw bi ma ñëwee rek toogaan na lu yàgg sama xel nekkul ci chambre de métier mais comme li ma la wax yow da ngay xool benn waay boo xam yéen a bokk métier mi mais yow da nga koy yërëm boo amee sarax da nga ko yéenee jox te kooku war na weesu foofu lan moo ko yóbbee mooy système bu bon système boobu nag ñun ci lañ nekk di ci liggéey nii mooy ñu bëgg a taxaw ci chambre bi récupérer ko teg ko ci yoon ndax chambre bi mën naa am dara mais daa gisul ku ko teg ci raay bi loolu mooy suñu yéene ci chambre bi. macha allah lan nga waaw Moussa man ba tey damay revenir aat ci jafe-jafe yi. lan moo waral tey jii yéen tey lan ngeen doon xaar ci ki leen jiite loo xam ne waroon na koo def te def ko ba tax tey nga taxaw di opposé wu. loolu moom dina jàpp man dina xaj ci émission bi xanaa dañ ciy tënk rek ay quelques points. waaw ba tey tënkal puisque bon xam nga ñun xeexuñu personne bi. système la ñuy xeex. ndax personne bi jombul am na yu bari yu nu boole ay teraanga ak yeneen. mais nag vraiment itam mënoo ni nit donte yow waa ji sa mag la mu ngeen bokk ndey ak baay. te dëgg rek ne ci yow. bu doxul da nga ko war a wane ko est grand. vraiment li nga jiite woon depuis 26 ans doxul est ce que doo saako pexe jot teg ko ci yeneen loxo. loolu moo di tant que nag moom defu ko. xeexuñ ñu ko ngir personne ya fa ne wala ngir personne bi ko yor dañ ko xeex xam ne fii mu lii maanaam lii mu jiite. war naa mën a am dara. maanaam chambre de métier outil la boo xam ne bi warutoon a tënku ci kenn pour di xaar benn fond buñ ko jàppale. moom ci boppam buñ ko liggéey war naa mën a am fond autonome. puisque ñun dem nañ chambre de métier yi ci Europe xam nañ ni ñuy doxee. bon daanaka mën nañ ne ñoo fay nekk deuxième poire wala sax première poire. puisque ay boroomi xam-xam ñoo ko ngàmp chambre de métier. normalement ñi ko seq ay kilifa lañ. puisque développement réew mi ci seen loxo lay war a jaar ndax ay chef entreprise ñoo ko seq. kon du lu ndaw. kon képp ku koy laaj ku ne am na lu nekk sa ginnaaw am na loo gëm. loolu nag ginnaaw ba ñu gëmee yàlla gëm loolu moo tax ñuy laaj chambre de métier mais li nga xam ne mooy jafe-jafe yi bari na. te jafe-jafe yi du sax jafe-jafe yi. faute normale mais dafay jafe-jafe yoo xam ne yi ay faute yu grave la am. bon lu ci mel ne première li ñu ci jëkk li ma ci jëkk commencé jàmbat. ni ñuy joxe carte chambre de métier. tey yow. lii ngay def mooy sa journaliste bi yow bu la neexoon tey suba boo xëyee nga am sa carte d'identité bu légalisé. ak sa ñaari photocopie carte d'identité. ak 10 000 francs. boo demee da ngay taxaw. loolu mooy yoon bu normal bi wala. moom lañ teg ñoom. ñoom liñ teg la procédure bi quoi. waaw ñoom loolu lañ teg. ñu ne la loo doon. xool moo légalisé nga ko ñu xam ne kii yow la bon yaa ngi ñaari photocopie yaa ngi ñaari photo yu ndaw ak sa 10 000 francs. yaay seet nag li nga bëgg a doon. loo doon. nga ne menuisier laa bëgg a doon wala maçon laa bëgg a doon. wala mécanicien est ce que noonu la war a nekk man laa jaar la laaj est ce que noonu la loo war naa nekk. maanaam dafa jaar yoon. maanaam dans les normes su fekkee loo xamante ne lu jaar yoon la rek warul demee noonu. parce que nit ku nekk war nga mën a ñëw indaale sa profession ne carrément. man je suis tailleur. wala je suis mécanicien ou bien je suis menuisier. bu ko defee dans si carte bi. ñu mën a wax sa profession mais yow doo ñëw nga ne carrément maanaam dama bëgg ngeen defal ma saa léegi ñu ne la yow wax ma léegi lan nga bëgg carte laa bëgg rek ñu ne wax ma lan nga bëgg. mais lan nga doon. waaw c'est ça lan nga doon. donc loolu problème maanaam su ma déggee système boobu mooy dox ci seen biir. mooy dox ba suba boo fa demoon moom nga fay fekk. donc loolu c'est un véritable problème. bu mag. oui puisque carte bi amul borom ku am 10 000 rek war nga ko mën a am. waaw carte bi dañ koy jaay. comme ni ngay jëndee mburu. donc c'est une carte anonyme. waaw. ok carte la boo xam ne bii daal. man nga ko tudd rek bu fekkoon ne mburu bu jar 10 000 ni lay may mburu boobu moo lay may carte. kon turu carte la rek mais carte bi njëriñu la. formal moom ba turu carte la. c'est man maa ko yor sans poste. effectivement mais dama leen di wax ne carte man bu génn ko sax naan man am naa carte chambre de métier ci ouvrier bu xam boppam gàcce la. gàcce la quoi. noonu la demee quoi. loolu moom mooy wàllu carte yi. loolu mooy wàllu carte jafe-jafe boobu la ko. boobu jafe-jafe ba daal moo nekk li leen gën a tax a jóg. waaw loolu moom dañ ko fi war a mën a jëlee ba pare. puisque day indi jafe-jafe chambre bi. indi jafe-jafe borom carte yi. puisque kenn xamatul kan mooy kan. waaw parce que bu la neexee boo ko defee même pas un mois mën ngaa nekk menuisier comme man. waaw te booy ñëw doo indaale sa métier. da ngay wax rek dañ naan la puisque am na sama benn xarit ma ne ko yéen waa Kaolack nu ngeen ko am ñu ne ñoom danañ leen laaj certificat de travail ma ne ko mais yéen a nu tane. effectivement ñun dañ lay laaj rek loo bëgg a doon yow yaay taxaw xam li nga bëgg a doon rek nga wax ko. waaw bu fekkoon ne yow chauffeur nga léegi da ngaa bëgg a nekk menuisier yaay naan tey menuisier laa rek ñu def kenn du la ne lan moo ko justifié amu ci. mais du noonu. kon loolu c'est pas une carte professionnelle. du dara. non carte 10 000 la. waaw carte 10 000 carte 10 000 la. donc mu bokk si jafe-jafe ak yeneen jafe-jafe moo si nekkaat. à part carte yi. bon à part carte yi mooy ñu jaaxaan nag ci seen i fauteuil. maanaam
changé chambre bi boo ko seetloo ci biir ak staff bi wër ki yor chambre bi day dafa mel ne daf ko transfert comme benn daf ko transmettre comme benn entreprise familiale. entreprise familiale. waaw noonu rek la demee. ay doon nante lay doon. waaw ay du ay doon sax mais ay jegente maanaam. lu gën a jege rek lu ko gën a jege ci wàllu deret. d'accord ñu ngi foofu wër ko quoi. comme système de branlon quoi. entreprise familiale mooy loolu. d'accord waaw mooy yow sa doom. sa jarbaat. sa rakki doom sa magi doom. effectivement familiale. waaw noonu lay doxee actuellement nii. looloo fa fi mu toll. fi mu nii looloo fa. d'accord fi mu nii looloo fa. alors comme ni nga ko déggee mu nekk jafe-jafe yoo xamante ne maanaam chambre de métier mu ngi koy jàppante boobu ba tey lu ci mel ne aussi tamit village artisanaux yi ñu doon wax ne carrément que ni maanaam boo xoolee Dakar pratiquement amatul village artisanal yan leeral nga mën a indi ci loolu. waaw village artisanal yi ñoom ñi ngi fi ñu nekkoon ba léegi am na Tëngéej am na Géejawaay am na Soumbédioune mais wala village artisanal yi ñi ko yor. foofu lay dunde fi lay dee ndax ñi ko yor dañuy xëy toog suba ba ngoon di liggéey des chercher di wane seen xam-xam ci benn première matière. nga defar ko bañ mën koo gis mais kenn liggéey ci pour ñu mën ko jaay. pour ñu mën ko jariñoo. xam nga booy liggéey da ngaa bëgg ñu jariñoo ko sa site bi nga koy créer da ngaa bëgg muy am yaa ngi ne 1000 am nga 1000 abonnés. yàlla na ko yokk te barkeel ko. allahumma amiin te ba mu gën a jëm ca kanam. ñu ngi am nañ ci yéen te am nañ ci yaakaar. noonu la def ñoom itam li ñuy def maanaam bu fekkee nga mën a yett benn éléphant. wala nga mën a yett benn xilaafa. nga bëgg nag ñu valoriser ko ba nga mën koo jaay. wala ñu indi la koo xam ne ki ñu def benn politique boo xam ne bii nit ki dana mën a jóge bitim réew loolu neex ba mu jaay nga waxaale moom comme bu njëkkoon temps mu Senghor Abdou Diouf. boobu ñoom jàmbatuñu. booba dañ doon jaay seen i affaire dañ te itam ñooñu itam village artisanal bi bu ñu dem ñooñu ñoo waroon di dem ci foire yi. puisque ñoo yor objet d'art yu ndaw yi nga xamee ne peut-être foire bi bu amee danañ leen mën a porter. ku ci yor sa ñaari saak mën a dem. macha allah bokku ñun nga xam ne ñun moom conteneur la ñuy chargé doogu mun a wane dara. mais ñoom ku ci am ñetti saak mën a dem. te foire universelle baa ngi nii am actuellement ni Dubaï. ñoom ñooy dem ak a dikk rek. ñooy dem ak a dikk rek en charge bi ko yor même temps laaj yu ñu ma ci bopp mais ñoom ñooy dem ak a dikk rek mais doo gis benn artisan bu ci bénéfice te dañ ko fee teg pour mu promouvoir développement de l'artisanat. boo ko bëggee promouvoir man damaa jàpp ne da ngaa war a woo artisanat mu génn xam-xamam. ngeen ànd dem bitim réew. nga jaay ko fa mais nga jaayaale sa réew. ñun idée yooyu la ñu am. kon manque de visibilité am na ci côté bu baax a baax gars yi amuñu gis-gis. alors ginnaaw jafe-jafe wala say dafa am leneen loo xam ne. waaw tey man damay revenir ci benn question. parce que c'est am na information yu ñu jotoon a jot ñu ne da ngeen ñoo bëggoon a reporter élection yi lan moo waraloon loolu. waaw foofu ci au début ba. puisque dañoo bëggoon a reporter élection yi. parce que dafa am lu ñu digoon dafa am lu ñu waxante woon. bañ egsi foofu am sañ-sañ ñu ne dañoo bëgg a reporter élection yi. loolu mooy ne dañoo amoon benn document bu ñu tëggoon ñu koy wax SNDA. stratégie nationale pour le développement de l'artisanat. ñu Dame Diop moo ko fi defoon bi Dame Diop demee bàyyi fi Pape Amadou Ndiaye ñëw bi mu fi ñëwee fekk ko fi ñu présenté ko mu ne waaw kii de moom vraiment buñ ci wàññiwul dara itam buñ ci yokku dara duñ ko ci wàññi. kon nag gis naa dégg naa seen i jafe-jafe dégg naa jafe-jafe yi ci chambre de métier yi. kon kii il faut ñu yóbbu ko ci président bu mu validé ko. ñu def réforme yi ci war a def yëpp. ñu doog a dem élection chambre de métier mais ñun loolu moom metti ci ñun ñuy xaar loolu kenn préparé wul pour dem chambre de métier mais ñoom sax ñoom tolloon nañ jamono bi document boobu bu ñu ko tëggee pare. toll na temps yooyu am na ñu doon déposé ñu ne leen temps yi duñ defarati duñ defarati carte. ndax carte yi dañ koo war a changé def ko carte numérique. puisque waaw loolu la ñu Pape Amadou Ndiaye bi mujj ñëw bi fi nekk loolu la ñu permettre. ñun ñëpp ñu tëdd nekk suñu liggéey jaaxal ne kon élection ñëwagul tant que réforme wu. mu xëy rek def benn arrêté yónnee gouverneur xam nga ñun ñu defante moom ak DEA. direction artisanat ñu xëy ne jàpp nañ. élection yi waaw ñu ne nag loolu mënul nekk. ndax moom moo ñu waxoon ne élection du fi mas a am tant que feeg maa ngi fi élection loolu la woon feeg maa ngi fi élection du am tant que defuñu réforme ñu koy xaar foofu. mu toog ba mu neex ko mu ci def benn arrêté. mu xëy rek def déclaration ne élection day am. waaw ñu dem ci gouverneur mu ne moom dañ ko day organiser rek moom ndigal laa ngi jóge ci kaw ñu dem ci moom mu boole ñoom directeur am ak directeur artisanat directeur général de l'artisanat. yéen réforme yooyu. léegi nag ñun foofu nag la ñu tënkoon ne ñi ne est-ce que dañ ciy dem ñi ne duñ ci dem. parce que buñ ci demee itam ñoom jekk nañ ba pare. dañ te booy
ku la ne kaay ñu sànnante xeer. xamal ne dafa jóge ci xeer moo la. loolu mooy problème. maanaam dañ leen a maanaam bu ko déggee affaire de politique lañ def. dañ leen a nelawloo ba ngeen nelaw ñu préparé seen bopp ba pare. waaw yow fas yéene dal seen. dañ ñoo nelawloo ba ñu nelaw. ñoom ñu nekk suuf liggéey li ñuy liggéey ba mu ñor xoom. léegi nag ñu ne nag est-ce que kaay leen ñu bokk ñu lekkandoo. mais ñun amuñu ko du. duñu am ko du. mais buñ ci dugalee si loxo dañuy lakk. mais ci loolu maanaam yéen réforme yi maanaam c'était établi sur feuille maanaam da ngeen ko bindoon teg ko yóbbu ko wala si ay kàddu wax nii rek la yéen dafa am document la. def nañ ci lu war a mat 5 jours sali. xaalis bari lañ ci yàq. def nañ ci 5 jours sali. wala 4. yoo xam ne ci loolu la bu ñu xëyee ci loolu la ñuy nekk. kenn ko nu ñu fayal la nekk nga di la fayal lekk. lépp yóbbu la indi la. mais kooku document caaxaan. ñu tëgg ko ba daa ko ne lii war naa mën a nekk secteur buñ ko ci defee dina mën a tegu ci yoon te kon dina mën a gis boppam ci liggéeyu réew. mais ñu xëy bëgg ko bafoué ñu wax ñu ne nañ leen dem élection ba pare doo ko réforme non non pourquoi ñu dem. élection fii 600 la. ñu nekkati ci précarité bi loolu lan bañoon léegi nag biñ ko bañee dem ba ci biir ñu ne du ñu topp gars yi ndax mën nañoo dem ba ci biir ñu wàññi suñu loxo ne dañuy dem élection comme lii plan A la dañuy wut plan B nañu ñenn ñi ne ci xeex bi ñenn ñi dem réglé ji ñi mën a ànd ñu dem réglé ji seen liste pour que buñ demee ba nga xamee ne lii taxaw na tey mënuñ leen a def suñu demee ñu dem loolu moo waral ñun ñu rayante ba am suñu liste mais metti woon na trop parce que carte yëpp yi nga xamee ne ñoo war dem élection ku ñu neex ñu jox la ko ku ñu neex ku leen neexu duñ la ko jox. carte yi yóbbuwaat élection. waaw parce que xam nga chambre de métier carte bi mooy fal président moo koy fal effectivement. carte boobu dafa am production. am art am service. noonu lañ ko xaajale. am titulaire. am suppléant. am ku ñuy wax compagnon. dafa moo gën a difficile ci pour nga réussir liste bi. moo gën a compliqué ci élection yi am Sénégal même moo gën a compliqué élection présidentielle pour lan loolu lépp ay ndëgg sërëx la ñun xam nañ ne loolu ay caay-caay la ay compagnie ñun mën noo comprendre compagnie mooy xale boo xam ne bii mu ngi sa atelier nga xëy ne ko yow dama lay wula carte chambre de métier ndax yaa ma jàppale mais kooku est-ce que xel nangu na ko mais kooku liggéeyu borom xam liggéey bu saay-saay la loo xam ne borom xel mu ñëw mu amul caay-caay moo ko teg man ba ma ko jëkkee dégg ñu expliqué man compagnie may ne compagnie ay ndëgg sërëx la pourquoi mënuñ ko woon a def titulaire maanaam le maître artisan yi mënuñ ko woon a organiser ñoom rek ñoo koy ñu kii mais il faut nga am 6 compagnons doo cee dugg wala ndëgg sërëx yi bala nga cee génn doo xam kañ comme genre parrainage kon jërëjëf voilà comme genre parrainage d'accord alors ci kon ci wàllum maanaam élection ñaata candidat ñoo dem élection bon ñaata liste xam nga élection comme ni ma la ko mën a expliquer comme ni maire yi meloon liste lay doon par liste la waaye liste bi 27 lay doon 27 liste waaw non 27 personnes 27 personnes ci liste supplément suppléant ak 27 titulaire waaw noonu lay demee mais maanaam dugal foofu benn question ndax ki nga xamante ne si mooy Maguette Mbow moom ci candidat la bokk wala waaw Maguette Mbow ci candidat la bokk ndax mu ngi ci biir liste bi liste bi 27 yi ci nekk yëpp titulaire ay candidat lañ bu ñu gagné ñoom ñooy toog c'est-à-dire que mooy nekk seen président bu fekkee amuñu consensus bu d'accord moo représenté seen liste noonu xam nga liste bi day am production ka ne ca tête de liste ba mooy production ñu teg ci aar kooku itam président la ñu teg ci service kooku itam day am tête de liste ñetti tête de liste ñooy ne ci liste bi ndax bokkuñu ay filière dafa am aar am production am service effectivement moom nag moo nekk tête de liste aar waaw moom ñaataat la def ci kii bi 26 ans 26 ans te mi ngi oppose mais tey mi ngi bokk ci liste tey la ko gën a bëgg pourquoi muy bokk ci liste bi tey la ko gën a bëgg alors man sama question lan la maanaam comme par exemple li ma doon laaj sànq ma ne maanaam ñaata candidat maanaam je ne parle pas de la liste maanaam mais ñaata candidat ñoo dem pour représenter wu en fait wala ñaata liste ñoo jàll waaw ñaata liste ñoo war a dem élection waaw ñoo war a dem élection liste suñu liste ak liste ñoom ñi fi nekkul ñaari liste benn liste opposant la ñoom ñoo leen opposé wu d'accord yéen yéen a nekk opposant yi waaw ñaari liste yooyu ñaari liste kas ñoom ñoo dem waaw ñoo dem ok c'est bien alors par rapport ak ñu ñëw un tout petit peu ci maanaam ci budget chambre de métier est-ce que doy na pour chambre bi budget bi ñoom nee nañ budget bi kii rek la moom investissement rek la investissement kese waaw loolu la ñuy wax ñun mais chambre bi dafa am ay poche yoo xam ni am na ay feneen fu mën a jëlee xaalis lu dul di xaar budget war na mun a mën liggéey xaalisam ba nga xamee ne bu amee budget jël ba mu budget mu mën a autonome ci wàllu
ci wàllu économie mën na liggéey fond daal puisque ay outils la pour liggéey xaalis waaw ut fond am na ay leviers yu bari yoo xam ne bu ñu ko utiliser woon duñu sonne nii la te ñi ko seq danañ ci gis seen bopp puisque bu organiser du gis sa bopp nga xam ne ku ne dañ lay fekk fenn ne la am lii mais dañuy organiser système bi rek ba mu amal seen borom njariñ kese la war rek ba tey Moussa foofu laay ñëwaat ak yow ci organiser boobu nga ba nga xam ci ngeen di mën a génne seen budget comme tey yow candidat nga yaa ngi jëm ci élection mën nga ñëw wax lan mooy sa programme sama programme mooy bu yàlla dogalee ma jot chambre bi sama programme mooy première ñoom seen capacité fi ñu fi R100 bi tool nga xam ne sonn na ko fi bàyyi nga xam ne capacité bon tudd na ko rek mais vraiment dëgg-dëgg xëreñut am na ci ñooñu xëreñuñu yoruñu xëreñ teg ñooñu da ngay leen di renforcement de capacité maanaam formation moo jëkk waaw moo jëkk suñu programme après ñu teg ci formalisation buñ la formé ba nga xamee ne yëg nga sa bopp ne yow mii yaa quelqu'un nga da ngaa war dem nag nga formalisé wu ba bokk am numéro matricule nga xam ne buñ la soxlaa am na répertoire bu lay jëli après loolu léegi formalisation ak fond waaw ak foncier fond mooy dañ koy wuti xaalis la boo xam ne dañ koy wuti des investissements waaw da nga war a am ay partenaires te sa place bi nga toog la da nga war a am ay partenaires di wuti xaalis di indi mooy fond bi en même temps foncier nii ñuy def nii man sama kër maa ko transformé ci li nga xam ne moo ma neex ndax ñàkk moyen def ko atelier mais jour dimanche a ngi ñëw machine yi laam yi dee ma bëgg am lu ma yàkkamtee liggéey mbokk mi nga xam ne benn miir moo dox suñu diggante ma xëy taal machine bi def ci bant muy tërë mu ak coowam lu bari yaa moom sa kër mais xam nga li ngay def c'est pas normal effectivement waaw boo demee dans Europe loolu amu fa dañoo génne liggéeykat yëpp yóbbu leen ca biti ku xëy taal soota dem liggéey mais loolu mooy foncier foofu lañ bëgg jëm ak gaañi waaw loolu bëgg nañ en même temps bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci jëmm ji jëmmi sàmbar bi ci yow boo fa demoon tey bu ñu la fii mooy sàmbar bi nga xam ne liggéeykat yi ñoo ko moom mais da ngaa c'est pas possible jot naa fa def gis nga ko gis naa la këru liggéeykat yi nan la bu techniciens yi nga xam ne kenn ku ne mën nga dara ñii mën nañoo ñëw rideau ñii mën a karale ñii mën a dessin en tout cas lépp waroon faa fee waroon na mën a taaru parce que artisanat la ñuy waxtaanee waroon ki nekk am nga loo ci war a mën a def jërëjëf ñun loolu mu ngi suñ projet dañ ko bëgg valoriser ba bu ñu amee quelqu'un bu ñëw di nu seet bu ñëwee xam ñooy ñaan mu xam ñi muy waxal bu ñu jógee ci la visibilité la valorisation de carte bi dañ koy valoriser dootee su ko mën a amee nii dañuy teg ay texte ay texte yu leer boo ci jaaree boo bëggee carte foofu ngay jaar bari na nag mënoon nañoo seet ku mel ne Omar Mbaye ñu seet wala ñu seet ku mel ne Tandia ñu ne menuisier la ñu ne kii menuisier bu qualifié ñu agréé ko comme ni ñu ne xam nga yaa ngi say benn expert comptable effectivement bu agréé ñu ne la boo defee sa état financier ba pare dañ naan la il faut ñu te ki la ko defal agréé wul du mun a jàll il faut nga wuti expert comptable ko agréé mais mën nañu organiser loolu ay professionnels yoo xam ne ñu ngi seen atelier bu xale bi jàngee métier ba yaakaar ne mën naa am carte professionnelle bu demee ñu ne ko il faut nga wuti agrément boo ñëwee ci man bu ma la seetee bu ma la lambee xam ne yow ay kan ma la falee sama casier signé mais ñu defal la carte membre de métier loolu mooy yoon bi waaw ñun loolu yooyu stratégie lañ bëgg yooyu plan kii nu mu tuddati yooyu programme lañ yor waaw loolu mooy valorisation carte membre de métier léegi bon la valorisation de antenne yi dañ leen ko wax ne antenne bi mooy maanaam ki ñu teg fi Kër Massar ne ko yaa fi nekk mais amul bureau amul fenn fu ñu koy fekk dañ koy valoriser normalement tegal ko bureau am nekkuwaay boo xam ne ku ko soxla fekk ko fa noonu lañ koy def après ñu ne la valorisation des villages artisanaux mun na nekk ci valorisation bi bon ñu defal leen ay subvention boole waat leen puisque foire yaa ngi ama gars yi ñu ngi ami foire mais dañ koy jox ñi leen neex xam nga foire bi mën naa la ci wax benn exemple yow yàlla da laa xeet jaay ay masque mais mënu ko defar yow bu foire bi ñëwee yow la gars yi copte am nga xaalis bu dee Dubaï la ñu jaay la billet bi ak frais yi nga xam ne moom la ñu waroon a jox artisan bi nga ñëw ci artisan bi jënd say bagage paquet dem Dubaï mais kooku danger la puisque benn waay maa ngi ci dégg benn anecdote waa ji tubaab bi daay ñëw xool ko ne ko waa mais yii yaa koy defar
mu ne ko man maa koy defar mu ne ko man damaa souhaité woon ma ñëw fekk la ngay defar may xool mu jox ko rendez-vous waaj ñëwaat mu tubaab bi ñëwaat mu ne ko damaa ñëwoon pour bëgg ñëw fekk ni ñu koy defar mais mu di koy wax mu patine daal xamul lu mu koy làkk daal mu koy làkki daal noonu lañ ko mën a waxee ci wàll loolu nag bu fekkoon ne borom la moom dina mën a toog effectivement décortiquer ko di defar ko da yóbbaale ay bagage am parce que boo ko seetee xam ne mën naa nekk foire Dakar yi man bi ma fi exposé mais waa Kolda yi ñëwoon di dañoo dara seen i bagage nga gis ñu toog di defar te mën naa nekk donte da ngay dem France wala ngay dem Strasbourg foo dem mën ngaa yóbbaale say bagage di wane exemplaire bi loolu moo lay wan ne nax yi la ñooñu nag daanaka ñoom ñoo koy dundee ñooy dundee artisanat bi mais ñun ñoo koy dundal mais ñoom ñoo koy dundee parce que liñ ci am ñooñu chambre bi da leen di jaay visa yi lu cher lu moins cher parce que visa boobu bon kenn du ko tudd kenn du xam fu muy dem kenn du ko comptabiliser lu mu leen ko jaayee baaxam ñoom ñu dem toog place artisan bi ñëw artisan bi jaay leen marchandise ñu dem def seen business la ciy njëriñ ñu ñëw indi ko ñu toogaat xaar artisan yi nekk ci li ñu nekk nii rek loolu mooy problème kii village artisanal léegi nag ñun buñ ko yoree loolu daf ñu jóg ndax li nga xam ne mooy fond bi nga xamee ne moom la ñu dégagé pour di dem foire dañ ko jox seen borom waaw leeral ko ba mu leer transparent fu mu yem rek ñu yem fa ndax itam daanu yemul suuf daanu dajul suuf li nga am bu dee ñett ci man da nga leen di woo carrément defal ne leen lii moo am foire am na Dubaï ñaarama dem wala ñett dañ dem ñooñu buñ demee buñ dikkee gis seen bopp boo léegi bu France amee ñooñu te bu ñëwee gis seen bopp noonu la ne bi doxee mais lépp ndar xëyul sotti mais da ngay def benn jéego ñu xam ne yaa ngi ci mais dara loolu mooy suñu problème macha allah alors ñu jëm ci élection yi dimanche incha allah dimanche bi lañ ko prévoir donc ñu bëgg a wax ku bëgg a voter la coalition des artisans et de l'espoir et du changement maanaam seen spécimen nan la mel ak ban couleur waaw ñun suñu xob dafa mboq loolu ñu naan jaune wolof ne ko mboq d'accord waaw noonu la mel mboq boobu couleur boobu ñu ngi ko jëlee ci mboq mi ñuy lakk foofu la mboq jóge couleur mboq bi quoi waaw couleur mboq bi d'accord mooy sunu xob nga gën ñoo leeralal tamit yan fan la ñuy voté bureau wat yi bu dee ñun ñi nga xam ne ñoo ngi Kër Massar ñoo ngi watee lycée bi nga xam ne boo jëlee M3 bi ba génn ca total ba lycée Kër Massar boobu zone de croisement waaw d'accord foofu la ñuy watee zone de croisement ci biir lycée bi waaw foofu la ñuy voté waaw bu dee ñi nga xamante ni ñi ngi nekk fii yëmbal te bokk si kii bi fan la ñu mën a voté ñooñu Pikine la ñuy watee Pikine waaw Pikine la ñuy watee bu dee Dakar yi ñu ngi watee ci benn école mu ngi ci booru Carmel marché Carmel marché Carmel waaw boobu la ñuy watee moom la jégal waaw foofu laa doon watee ko d'accord mu nekk ay kàddu yu am solo di am mbégte ak contentement comme ni ñu koy waxee saa su ne rek doon la dal fii si suñu plateau ni waxtaan bi neex na trop lu wolof di wax rek li duuf si nag yi xajul ci cin li waxtaan bi dañ koy topp ba beneen yoon bëggoon nañ nag mu gën fee yaatu mais nag ni xëy na temps bi moo ñu xaw a xoj quoi donc ñu bàyyi la nga tàggoog mbokk internet yi ak lan nga leen di dénk baax na man day maa ngi leen di gërëm di leen sant wax dëgg yàlla sóoraale wu ma ko woon itam comme ni mais góorgóorlu naa rek ba mu jàll daal affaire yi moom xam nga loo nekkul sëriñam loo nekkul apprenti am doo doon patron noonu rek la demee mais nag lu nu gënoon a jëm ci kanam may gën di tàng damay gën a mën a comme li ngeen di wax damay gën a nekk daal waaw loolu noonu lay demee bon dama koy xam sax seen waxtaan mais nag di leen sant ak gërëm di ñaan nag seen kuréel gii yàlla yëkkati ko ba mu nekk ay télé allahumma amiin ngeen fekke ko tal ko nag mu ànd ak wér ndax lépp waaye di ñaan na ànd ak wér waaw di leen sant di leen gërëm nag di sant itam sama mbokk sama frère muy Omar Mbaye maa ngi koy gërëm ndax moo dox affaire bi vraiment ñoo àndoon démb ñoo ànd tey itam wax dëgg yàlla macha allah xam na xëy na amoon na ay bon tuuti réeroo rek ci problème investissement yeeg kii jëm ne kay jëm ne mais yàggul dara ma woo ko pour nekk nu ñu ànd dem mais à la fin li ma jëloon bëgg lépp suñu borom def na ko ci léegi suudee waat nañ ñu ngi amuñu benn problème wax dëgg yàlla di leen sant di leen gërëm nag vraiment di kontaante nag nga xam ne comme ni ngeen ko waxee di duuf ci nag xajut ci wax ni rek wax naa la ñu tamit en même temps ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci coalition yi maa ngi ci ànd ak ku ñuy wax Libaas Baan ak Xaali Ngom ak Babacar Ngom ak Ibrahima Ñaan ñooñu nga ci àndal waaw ñeent ñooñu la ñu àndal macha allah ak moom ñu sekk ñoom la ñu àndal
alors kàddu yi am na solo lool. Zeynou Serigne Sall ñu bàyyi la aussi nga tàggatoo mbokk internet yi. ba tey Moussa ñuy tàggatoo bu dul tàggoo di jaajëfal ki nga xamante ne si mooy suñu invité bi di kontaan bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi di leen jox di daje incha allah duñu fàtte nag di gërëm ki nga xam mooy suñu maquilleuse di Amina Beauté Universel Vision lépp lu nga xamante ne si ñu ngi koy maquillage muy rafet di leen neex rek moom moo fi jaar moo nekk suñu maquilleuse bi di jaajëfal suñu technicien yi ak ñi nga xam ñooy suñu caméraman Moussa maa ngi lay jaajëfal bu baax di kontaan ci bokk bi ma bokk yow plateau di leen jox dig daje ak beneen yoon incha allah rabbi ci seen YouTube bi di Universel Vision jaa ngeen jëf. alors c'était sama kàddu mujj muy ngeen di ko faral a jegeel muy nay bari nag déwén ma faral di wax mooy fekk ma gën a nekk. d'accord incha allah kër loolu gi sa dara kër ñu ko bëggee noonu lañ koy defee. kër gi sa kër la donc c'était tout pour aujourd'hui di doon am mbégte ak contentement tey ji à chaque fois nu ma koy waxee di fégoog si sama wet chaque jour Zeynou Serigne Saliou yow moom maanaam sama doom bàjjan laa ko mën a tuddee parce que chaque jour lu ne laa koy yàq xam nga di am mbégte ak contentement doon dalal suñu papa monsieur Bassirou Tandian fii tey si seen émission bi di ganu kii autant pour moi vive les artisans donc di leen wax rek continuer leen di abonner davantage sur suñu seen YouTube bi di Universel Vision di leen jox dig daje ba beneen yoon ci yeneen émission ak ci yeneen fan asalaamaaleykum wa rahmatullah. Universel Vision. V Universel Vision.